ban dëkk lañ nekk ban dëkk lañ nekk ban dëkk lañ nekk ban dëkk lañ nekk dëkk boo xam ne malade yi dañ leen di jël di leen sànni ci biti xamuñu fu ñu jëm malade yoo xam ne c'est des maladies chroniques ñi am cancer xale yi nga xam ne dañoo am cancer ce qu'on appelle les gros malades malades yu rëy yi ñu jël leen bëgg leen sànni nii la ñuy tuxoo hôpital nii lañ koy tuxale li xew Aristide Le Dantec kenn mësu koo gis. ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi sur chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy ñëw ci coow li ngeen di dégg hôpital Le Dantec muy ay malade ak yenn ci ay services ñu war a génnee parce que nee nañ dafa am ay liggéey yu ñu war a tàmbali ba présenté ñu benn maquette ne bu hôpital bi noppee nii lay mel. ñu bari jàpp nañ ni le 15 août 2022 bii di ñëw la ñuy tàmbali toxal yenn maladies ak services yi waaye bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi ñu mujjee lire depuis mardi 2 août 2022 bi ñu passé moment bi nga xam ne ñëpp ngi concentré wu ci résultat wu élection législative yi boobu la ñu tàmbali génne maladies yi donc le 15 août normalement mooy dernier délai bu ñu jox képp ku fa yore mbokk waajur mbaa doom bu feebar ngir nga yóbbu ko ci beneen bërëb bu fajukaay yi ndax matériel médicaux yëpp la ñuy yóbbu. donc lii mooy la situation ci hôpital Le Dantec d'ailleurs ci situation bii la ñu bëgg a njëkk a taxaw d'abord pour wal leen di moment bi ñuy wax ak yéen ay vie ñoo ngi en danger laataa ñu ñëw ci lan moo waral yàkkamti bi yëpp ak li ñuy nëbb sénégalais yi. lu làqu ci dossier hôpital Le Dantec daañ ko leeral benn par benn. li ci gën a garaaw nag mooy bañ koy def tàgguwuñu kenn tàgguwuñu ñun sénégalais yi nga xam ne ñoo moom suñu alal ba ci liggéeykatu hôpital Le Dantec yi yëf yi daf leen bett. ñun ñëpp am naqar tey tout le personnel de l'hôpital Aristide Le Dantec dañoo am naqar waaw parce que ñun malade yi rek la ñu am bu ñu demee ba toog fi yàlla ak malade yi ñoo tax tey nag dañoo gis ne malade yi dañ leen toroxal humilier dañ leen toroxal di leen sànni ci mbedd mi ce qui li xew Aristide Le Dantec c'est grave ah. mais baa ngi si moom kenn dong yóbbu nañ yëpp moom kenn dong moo nekk si néeg bi léegi. fay nañ yëpp lu ñooy chaque jour bu nekk analyser rajo lu nekk lañ fay fu mu nekk nii. léegi tey jii lan lañ leen wax. ñu ne foog ñu génn. léegi am ngeen foo leen def. déedéet amaguñ ko fu ñuy optaan bu ñuy dem xamaguñ ko. ñoom dañ leen di génn leen rek te yóbbu orienté wuñ leen. dañuy wane ne dañuy lijjante fu ñuy dem wante génn ñëpp am na ñu génn sax ñoom ñi dem nañ uti hôpital bu ñu war a dem. man dama ne lii sax mësul am ci réew mi c'est du jamais vu kenn mësu ko gis ay malades yu ñuy jël di leen sànni ci biti léegi rek laa dem intervention ci benn malade elle m'a appelé bu mu posé ma problème nee nañ ko dee da ngay génn hôpital mais ban dëkk lañ nekk. donc fii la mbir yi toll malade yu bari ya fa amoon ay rendez-vous nee na ñu leen mënatoo leen ko fa def centre de pédiatrie bi maanaam fa ñuy faje xale yi la fa newoon ci ay lal ëppoon na 20 lits waaye jamono ji ñeent ñoo fa des maanaam yeneen tout tànk yi génne nañu leen ak seeni waajur te lii lépp nag comme ni leen ko waxee léegi lu ne këtt na jonn la waajaluñ ko amul préparation ni planification xooluñ ba xam ci hôpitaux ya ñuy yebal malade yi ñu génnee am nañu moyen wu dalal leen. dégg nañ nag directeur hôpital bu Le Dantec muy Babacar Thiandoum naan médecins yi newoon ci hôpital bi yëpp état bi daf leen di yebal ci yeneen i bërëb donc problème prise en charge du poser problème ci li mu wax. waaye li mu fàtte leeral foofu mooy mbooleem ñi liggéey hôpital Le Dantec 10% ñoo ci ay fonctionnaires u état dafa mel ni déggoo lañ ñu. personnel sanitaire bu hôpital Le Dantec téeméer yu jël fukki yi dong la ci état di fay weer wu dee. loolu li muy signifié mooy 90% travailleurs yi des yëpp téeméer yu jël juróom-ñeent fukki yi hôpital bi mooy génne ci xaalisam di leen fay salaire ay contractuel lañ bu hôpital bi tëjee duñu liggéey ndax état amul ak ñoom affaire du nguur mu leen jël. donc ñooñu seen ëllëg mi ngi dépendre ci ndax yeneen hôpitaux yi noppi nañ ngir jël leen am déet seen dara leerul wa ilaa ñu jéem a déposer ci clinique privée yi ñu defal leen ay contrat
donc lii moo nekk di xew te duñ ko leeral sénégalais yi mu leer naññ te di ngeen déggaat coow ba sii di ñëw ba semaine wala ay weer. lii lépp nag lan moo ko waral yaakaar naa ñu bari lii lañu yàkkamtee xam te ci lañuy ñëw étape par étape fa mu dooree ak ni mu agsee fii tey. di leeral ni hôpital Le Dantec bërëbu fajukaay bu yàgg la ñu ngi ko taxawal diggante 1912 jàpp 1913 avant première guerre mondiale ñu tuddee woon ko hôpital des indigènes donc am na lu ëpp téeméeri at kon mbiru defaraat bi ñun dañ ci ànd ndax am na ci ay bâtiment ci biir hôpital bi yu commencé woon màgget donc defaraat bi moom lu mënul ñàkk la te ci fànn boobu noonu liggéeykatu hôpital bi ci boppam proposé woon nañ état bu Sénégal benn plan depuis 2012 jàpp 2014 ngir yeesalaat bërëbu fajukaay bi ba état bi daal di nangu mais teewul ñu topp ci ginnaaw état bu Sénégal di daw ngir mu defaraat hôpital bi état faalewu leen. La construction de notre projet d'établissement. Notre projet d'établissement date de 2012. Encore une fois, nous le réitérons. Le président de la République, il était venu ici en 2014. On lui avait présenté ce projet. Mais c'est un bijou sanitaire, le projet d'établissement, conçu par le personnel que vous voyez assis. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à avoir ce projet. C'est pour cela, encore une fois, nous voulons la réalisation de notre projet d'établissement sur ce même site, sur les 6 hectares. Sur les 6 hectares. Sur les 6 hectares. dégg ngeen ñu wax ba ni na leen état tabaxal seen projet bi ñu namm ci seeni 6 hectares fii nag la coow li nekk ci 6 hectares yooyu noonu ndax projet bi ñu nguur gi présenté bërgi démb 3 hectares la maanaam am na yeneen 3 hectares yu manqué niñ ko sàkkalee pexe daan ci ñëw waaye faaw ñu def benn fàttale bu ndaw hôpital Le Dantec bu ñu remonté ci histoire titre foncier wu 9 hectares la ñu bari jàpp nañ ni hôpital bi 6 hectares la dong mais 9 hectares la au total mais dafa am benn 1,5 hectares yoo xam ni dañ ko aal waa Institut Pasteur ak beneen 1,5 hectares bu ñu aal waa SONES donc jàpp leen ni fii Institut Pasteur nekk ak cité SONES bu Dakar Plateau ci suufa su hôpital Dantec la bokk boo ko boolee muy 3 hectares yu ñu leen aal donc ci 9 hectares hôpital Dantec yi ñu aale 3 hectares mu des 6 hectares ci 6 hectares yooyu nag 3 hectares yi lañu tabax ay bâtiment muy hôpital Dantec yépp mu des yeneen 3 hectares yoo xam ni ci biir hôpital bi la nekk amagul dara terrain bu vide la terrain nu boobu nag dañ ko waroon tabax ngir yokk hôpital bi ndax bañ doon taxawal hôpital Le Dantec 400 malades ñeenti téeméeri doomi aadama dong la waroon recevoir mais diggante bi hôpital bi màgg na ba jamono gi ñuy wax ak yéen hôpital baa ngi ci 1200 lits mën a dalal junneeg ñaari téeméeri doomi aadama boolewuñ ci ña fay ñëw di consulter wu di ñibbiwaat bés bu yàlla sàkk donc 3 hectares yi desoon la ñu waroon yokk ci hôpital bi ngir mu mën a supporter li mu doomi aadama ya fay fajoo mooy projet wu 6 hectares yii liggéeykat yi proposé woon état bu Sénégal waaye li gën a amati solo ci proposition wu liggéeykatu Dantec yi mooy yeesalaat bi du jar ñuy génne malade ak travailleurs yi wala di déplacer ay service ci yeneen hôpitaux déedéet comme que hôpital bi am na yeneen 3 hectares yoo xam ne dara neew fa ci 3 hectares yooyu la ñuy tàmbalee le temps que muy pare ñu yóbbu fa yenn service ak malade yi dooro nag jublu ci bâtiment yu màgget yi maanaam hôpital bi dañ ko defaraat lépp te duñu génnee kenn benn service du arrêté léppay fonctionner normalement lii la ñuy woowee construction progressive planification bi médecins yi tëraloon moo nekkoon nii 2013 lañ ko waroon tàmbali mu jeex 2018 ñeenti at ci ginnaaw maanaam bu état bu Sénégal déglu woon liggéeykat hôpital Le Dantec yi espace 3 hectares yi nga xam ni dara neew fa woon te nekk ci biir hôpital bi pare nañ ko bu yàgg ba yóbbu fa yenn maladies yi yenn services médicaux yi doora nag jublu ci yeneen 3 hectares yi des te màgget ñu war ko defaraat
ñu am hôpital boo xamante ni 6 hectares lay doon yaatu lool mën a jël nombre bu takkoo takku macha allah mais état faalewu leen woon diggante 2013 ba 2018 bàyyi hôpital bi di gën a màgget loolu nag stratégie la ay pexe yu nguur gi la woon lan lañ ci jublu woon ci la ñuy ñëw. ngir ñu bari comprendre enjeu yi dañuy taxaw ci zone bi jur coow maanaam espace quartier bi hôpital Dantec nekk parce que coow li lii moo ko waral enjeu yi fii la. hôpital Dantec dafa nekk ci biir xolu ville bu Dakar muy plateau ba noppi am aménagement ak assainissement bi gën boole ci sécurité ndax ci même zone bi la palais présidentiel nekk. environnement bi aussi mujj ayib ndax yaa ngi jàkkaarloog océan Atlantique maanaam ci gàttal plateau mooy la capitale de la capitale boo fa bëggoon tey 150 mètres carrés ay centaines de millions ngay génnee mooy zone bi gën a cher ci Sénégal mooy zone aussi bi gën a neex a investir ci wàllum immobilier loo fa def mu delloo la ko en moins de 10 ans waaye nag problème bi mooy la fa des ci terrain rawatina ay hectares. yenn ci famille Lebu yee ko moom te même buñ la ko doon jaay contrat la ñuy signé ak yow maanaam dañ lay louer terrain bi sous forme de bail ci diiru 50 ans nga fay leen ay milliards bu juróom fukki at yi matee yaa xam loo fa investir nga delloo waat leen seen suuf. lii moo am ci zone bu ci mel ni Dakar Plateau bi hôpital Dantec nekk suuf moo fa gën a cher jamono ci noonu nag. lay investisseurs étrangers ay entreprises yu bàyyi ko bitim réew ay espagnol indien turc ak i marocain teg bët 3 hectares hôpital la Dantec yi nga xam ni dara newu fa woon te ñu waroon koo yokk ci bërëbu fajukaay bi ngir mu mën a supporter li mu doomi aadama ya fay fajoo bés bu yàlla sàkk. période bii nii la liggéeykat yi doon sàkku ñu yokkal leen hôpital bi ci 3 hectares yooyee des nguuru Sénégal bañ. parce que mi ngi doon waxaale ak ay tubaab ak i naar ngir jox leen 3 hectares yooyu noonu ñu waroon yokk ci hôpital bi waaye li malheur ci histoire bi mooy nguuru Sénégal waxul woon liggéeykat yi dëgg waxu leen woon ni dama bëgg a jaay 3 hectares yi des ci hôpital bi lim leen waxoon mooy état bi amagul xaalis ngir jëmal projet bi nguuru Macky Sall nee na amul 60 milliards ngir defaraat hôpital bu Dantec. te même période boobu noonu jàpp leen diggante 2013 ak tey Macky Sall tabax na Dakar Arena à 66 milliards ci diiru 27 mois ñaar fukki weer ak juróom-ñaar tabax Arène nationale à 32 milliards ci diiru 28 mois ñaar fukki weer ak juróom-ñett tabax stade du Sénégal Maître Abdoulaye Wade à 155 milliards ci 1 an 6 mois at ak juróom benn weer mais jamono jooju. nee na réew mi amul 60 milliards pour tabax 6 hectares yu hôpital bu Dantec fu doomi aadama yi mën a fajoo lii no comment la yéen la ñuy bàyyi ngeen analyser ko ci commentaire yi Macky Sall du wax ko du dëgg. bi Macky Sall waxaale 3 hectares yu hôpital la Dantec yi ba trouver prix ci la ñuy door a yëgal liggéeykat yi kenn tàggu leen mais dañoo yëgle ne daañu defaraat hôpital bi. waaye pour defaraat ko faaw ñu jaay benn 3 hectares yi ngir mën a am xaalis maanaam au lieu que ñu defaraat hôpital bi ci espace su 6 hectares comme ni ko projet bi liggéeykat yi proposé woon prévoir travaux yoo xam ne du yàq dara ci fonctionnement wu hôpital bi déedéet nguur gi nee na suufu 3 hectares yi ñu waroon tàmbalee liggéey bi dañ koy jaay xaalis boobee ñu ko jaayee ci la ñuy toj bâtiment wu hôpital bi génne ñëpp arrêté liggéey yi. pour beneen bâtiment bu bees boo xam ne 3 hectares dong lay doon lii mooy le scandale bi am hôpital Le Dantec donc plan yii ngeen di seen waa APR di ko partager fépp ci réseaux sociaux yi di jaay ngulle arnaque la naxee mbaay la projet wu 3 hectares la yoo xam ne wóorul ba xam sax ni nii lay mel bu sottee te sacrifier nañ ci ay bakkan ak liggéey alors que projet bu baax bi liggéeykat du Dantec yi proposé woon mënoon nañ ko réaliser te du tee hôpital bi di wëy di dox
en plus moo gën a yaatu ndax 6 hectares la yoo xam ne mi ngi taxaw disponible ci biir hôpital bi la nekk ay junni sénégalais mënoon cee fajoo étudiants en médecine yi di fa defijee seeni stage ñu yokk li mu médecin yi nguur gi taxañ ko sànni fële jaay 3 hectares yi pour satisfaire ay entreprise bitim réew waaye aussi pour ñoom luñ ci am parce que ci genre opération yi li ñuy wax ni lañ ko jaayee ak neexal yi leen di jox ci suuf ñu koy wooye prime de signature yow doo ko xam keneen du ko xam ñun ñii di wax ak yéen duñ ko xam ci ay paradis fiscaux lañ leen koy viré ñoom ñu exécuté deal bi fii ci Sénégal jaay seen askan. lii nag dafay dellu dëggal ne Macky Sall faalewul sénégalais yi jument foutisme la yoree réew mi jëfi maa tey goo xam ni kenn du ci mucc ki toog naan sama yoon newu ci wala bu gaay di xeex ñu naan di ngeen bëgg a yee fitna nañu bàyyi ku nekk def liggéeyam léegi liggéeyu gouvernement Macky Sall baa ngi nii te du ay wax mooy tax mu dellu ginnaaw ndax Macky faalewul ay wax faalewul kenn moo tax ñu naan réew mi ku aartowul di nga mësaate wala di nga subir les conséquences ci nii wala ci nële kon taxasol bi tey loolu la woon ñi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jàngit jëf. xew Aristide Le Dantec kenn mësu ko gis dama gis xamul nag lan moo ko fi jar yàkkamti bi lan moo ko waral yàgg naa ko wax xam nga mas yéen mën ngeen ma seede yàgg naa leen wax ne y a un plan de liquidation de l'hôpital Aristide Le Dantec plan boobu moo fi nekk ba léegi jóg fi dañoo bëgg a jëlee hôpital bi fii